asalaamaaleykum man la seen professeur anonyme ma dikkaat ci seen chaîne lycée virtuel des SVT tey dinañu gis loi statistique de la transmission des caractères héréditaires ci monohybridisme ak ci dihybridisme. li ñu bëgg ci vidéo bi mooy fàttali la yenn kàddu yu xam-xam yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ci génétique waaye itam waxtaan ci ñetti loi yi ñuy wax loi de Mendel yi nga xamante ne moom moo am ci génétique xool loi yooyu fan lañu sukkandiku ndaxte loolu am na solo lool ngi nga mën a nànd bu ñu noppee ci loolu dinañu fàttali résultat statistique yi nga xamante ne moom nga war a am dans chaque cas. kon nañu njëkkee ci yenn kàddu yi xam-xam yu ñuy jëfandikoo ci génétique bi njëkk bi mooy hérédité mooy ndono bi nga xamante ne dafay dox diggante waajur ak doom ci ay màndarga wala ay melo ndaxte doom dina am lu mu nuróowaale ak ay waajuram. génétique nag mooy science bi nga xamante ne mooy saytu hérédité ba xam ci yan loi la hérédité di doxe loolu la ñuy wax génétique science boobu la ñuy wax génétique. gène waxoon nañ ko mooy daggitu ADN wala daggitu chromosome boo xamante ne moo sos benn melo wala benn màndarga ci yaramu nit ki. loolu dañuy yóbbu ci génotype mooy li nga xamante ne moo sos ay melo wala ay màndarga yoo xamante ne ñoo ngi koy seet wala ñoo ngi koy seetlu ci jëmm ji. génotype li muy feeñal mooy phénotype kon phénotype mooy melo bi wala màndarga yi nga xam ne ñoom ñoo sukkandiku ci génotype bi ngir feeñ. mën nañ ci jël benn exemple soo xoolee bisaab bu xonk da ngay gis ne dafa xonk nga gis bisaab bu weex nga gis ne dafa weex loolu phénotype la waaye phénotype boobu li tax mu mel noonu dafa sukkandiku ci benn génotype maanaam ADN bi dafa am nu mu bindoo ba jëmmal weexaay bi wala xonkaay bi ci bisaab bi kon phénotype moo ngi lalu ci génotype. waaye yenn saay liy feeñ ci phénotype bi du lépp li nekk ci génotype bi mën na am dara lu nekk ci génotype bi daal di nëbbu te du feeñ ci phénotype bi. loolu moo ñuy yóbbu ci caractère mooy melo bi maanaam ni mbir bi mel. su ñu jëlee exemple ci li nga xam ne moom mooy xar mën nañ wax ne dañuy jël ab caractère ne ni nopp bi mel
bu boobaa loolu caractère lay doon ni nopp bi mel. Wala su ma ñëwaatee ci bisaab bu weex bi ak bisaab bu xonk bi ñu ne ni bisaab bi mel, maanaam ni bisaab bi cuuboo, couleuru bisaab bi, boobaa dina nekk caractère. waaye am na lu ñuy woowe allèle. allèle nag mooy caractère bi ni mu fësee. naka la caractère bi fësalee boppam? su ma jëlee caractère par exemple ni nopp xar bi mel, mën na am ñaari allèle wala ñetti allèle. mën na nekk ne nopp bi dafa gudd wala nopp bi dafa gàtt. mën na nekk nopp yi dañuy daanu wala nopp yi dañuy taxaw. su ma jëlee caractère bi ñu jëloon sànq exemple couleur bisaab bi, mën na nekk ne couleur bi dafa weex wala couleur bi dafa xonk. kon weex xonk ci couleur bi ay allèle la. caractère bi mooy couleur bi, waaye couleur weex wala couleur xonk loolu ay allèle la. te loolu lépp génotype bi ci chromosome yi gène bi moo koy def. ndaxte gène bi moom benn la ci chromosome bi, te gène bi dafa lëkkaloo ak caractère bi. waaye gène bi nu muy feeñalee boppam mooy allèle bi. ndaxte gène bi day nekk gène de la couleur, waaye mën na feeñalee boppam couleur bu weex wala mu feeñalee boppam couleur bu xonk. gène bi mën na nekk aspect de l'oreille, maanaam ni nopp bi mel, mën na feeñalee boppam mu nekk nopp bu gudd wala mu feeñalee boppam nopp bu gàtt. kon loolu mooy allèle. léegi nag nañu wax ci génétique, xool loi yi nga xamante ne ci la lalu, maanaam loi yi ñuy wax loi de Mendel. génétique nag nekkul lu jafe, ndaxte dafa lalu ci ay croisement, maanaam da ngay boole ñaar ñu mën a am njureel, nga mën a étudier njureel bi ngir xam naka la caractères yi di jàlle. loolu la ñuy woowe croisement. kon daanaka ñun sax ci suñuy aada yàgg nañoo def génétique, ndaxte yàgg nañoo def ay croisement. ñii di yar xar xam nañu bu baax li may wax, ndaxte soo bëggee am laadum te yow amoo njëgu laadum ndaxte dafa cher, da ngay ut sa xar bu simple nga tëblu ko ci kuyu laadum. bu boobaa di nga am mbote bu rax, ndaxte du doon laadum. soo yóbbuwaatee xar mi tëbluwaat ko ba ci amaat ci beneen mbote bu rax. su dee ñaari mbote yi nga am góor la ak jigéen, soo leen boolee yàgg-yàgg laadum piir dina fa feeñ. kon ñun itam yàgg nañoo def ay croisement, waaye dafa fekk ne ci wàllum science benn waay boroom xam-xam bu ñu naan Mendel moom moo njëkk jéem a def ay croisement ngir seetlu naka la caractères yi di jàlle de génération en génération. moom nag li nga xamante ne noonu lay doxalee ci génétique wuute na xëy na ak ñun,
ndaxte ñun suñuy xool race dafa am lu bari loo xamante ne moom la ñuy boole waaye su dee ci génétique da ngay viser benn caractère wala ñaar caractère wala ñett maanaam da ngay viser bu baax li nga xamante ne ci ngay sukkandiku ngir def say croisement li nga xamante ne moom ngay seetlu naka lay demee de génération en génération. Par exemple mun nga jël benn caractère kase nga wax ne damay seet tolluwaayu nopp bi naka lay jàllee de génération en génération. Bu boobaa jël nga benn caractère kase soo ci defee croisement ngir seet loolu da nga naan yaa ngi def monohybridisme. wala mun nga jël ñaari caractère yoo xam ne da nga leen di seetlu naka la ñuy jàllee de génération en génération. Bu boobaa da ngay def dihybridisme. ngir leeral mbir bi nañu tàmbalee kon ak monohybridisme. monohybridisme nag mooy croisement boo xam ne danga koy def di ci seetlu benn caractère. Mendel dafa boole ci croisement ñaari raasu petit pois boo xamante ne dafa liis ak petit pois boo xamante ne dafa am ay lem-lem. kon fii caractère bi mooy aspect de la graine, maanaam naka la doomu petit pois bi mel. waaye balaa moo def loolu dafa fexe ba mu wóor ko ne bu ci nekk ak caractère bi nu muy wone boppam raxul. dafa jël petit pois bi nga xamante ne dafa am dafa liis mu bay ko yu bari yoon à part moom kenn mu seetlu ne ay petit pois yu liis rek lay joxe mu xam ne kon kii raxul. mu jël beneen pois bi nga xamante ne dafa am ay lem-lem mu daal di ko bay tamit à part moom kenn ay yooni yoon bu gis ne saa su ne petit pois boo xamante ne dafa am ay lem-lem lay joxe mu xam ne kon boobu itam raxul. kon foofu la mbirum race pure jóge. race pure maanaam lu raxul. kon mu daal di sukkandiku ci caractère bi nga xamante ne naka la graine bi mel ngir mën a def croisement. kon da ngay seetlu ne ku ci ne allèle bi nga xamante ne moom nga yor wuute na ak sa bosu morom. caractère bi c'est la forme des graines waaye bii allèle bi mu yor mooy graine lisse, bële allèle bi mu yor mooy graine ridée. kon mu daal di croiser ñaari. vidéo bi passé expliqué woon naa la naka la ñuy croiser ay végétaux diggante graine de pollen ak stigmate bi. kon ba mu defee loolu mu am ay graine ba mu ko saxalee ba mu joxe yeneen graine dafa gis ne yépp liis. foofu la Mendel sukkandikoo ngir génne li nga xam ne moom mooy li ñuy wax première loi, mooy homogénéité de la F1. maanaam ñaar yoo xamante ne raxuñu soo leen boolee li ñuy jur mooy léppay niroo. yi ñuy jur léppay niroo. loolu mooy homogénéité de la F1. mu daal di jóge foofu nag daal di gis ne ñëppay niroo waaye niroo bi ci benn lay féete maanaam l'un des parents.
am ne ah su dee moom la nirool kon allèle bi nga xamante ne moo nekk ci caractère kooku moo ëpp doole beneen bi ci la allèle dominant fële maanaam allèle boo xamante ne moom mooy ëpp doole beneen bi ba nga xam ne moom mooy feeñ ci la def deuxième croisement maanaam li nga xamante ne moom la amoon ci F1 mu daal di leen boolewaat seen biir mu daal di gis ne dafa amaat ay grain yoo xam ne dañoo am lem-lem dañoo riide kon mu sukkandiku ci loolu ngir ne ndekete allèle riide dafa nëbbu woon seeyul woon waaye dafa nëbbu woon ba tax na moo ngi feeñaat na foofu la mbirum allèle récessif jóge soo déggee allèle récessif foofu la jóge waaye mu seetlu itam ne soo seetee ba seet soo amoon ñeent benn bi rek mooy doon allèle riide kon li nga xamante ne moom lañ fay jànge lenn la te loolu Mendel noté na ko ndaxte ca jamono Mendel xamuñu woon chromosome xamuñu woon gène xamuñu woon allèle loolu moo tax Mendel moom ni mu ko tuddee moo doon facteur moom facteur d'hérédité la ko tuddee dafa ne ah kon ci graine lisse ak ci graine ridée dafa am benn facteur buy tax ñu mel noonu ñu am caractère boobu mu jóge ci ne su dee ñaari ay race pure lañu nga def leen croisement forcément li ñuy jur dafay niroo ñoom ñëpp ak kenn ki kon homogénéité de la F1 dafay démontrer ne les parents sont de race pure te facteur bi nga xamante ne moom mooy feeñ moom mooy dominant bi beneen bi nga xamante ne dafa nëbbu moom mooy récessif bi kon foofu mu jëlee fa ne ci F1 bi ñaari allèles yi maanaam lisse ak ridée dañoo ànd booloo loolu dafay wane ne ci benn caractère ci benn gène dañuy ànd ay allèles ñaar ñuy ànd loolu li ñu fàttali li ñu gisoon ci chromosome yi nga xam ne chromosome yi par paire la ñuy ànd kon cib caractère gènes yi wala allèles yi ñaar la ñuy ànd kon Mendel jàpp ne génération F1 bi dafa rax moo tax ñu ne ce sont des hybrides ba mu leen croisé seen biir bu ñu joxe génération F2 bi mu jàngee ci deuxième loi de Mendel mooy pureté des gamètes maanaam ci génération F2 bi gis na ne lisse ak ridée ànduñu bokk ci benn poids ndaxte gis nañ ne fii ridée feeñaat na kon su dee ridée feeñaat na dafay wone ne gamètes yi ba ñuy formé wu ñaari allèles yi nga xamante ne moom mooy lisse ak ridée dañoo tàqaleku ndaxte su doon dañ doon ànd ba tey kon ridée du mës a feeñ ndaxte lisse da koy muur ndaxte lisse moo dominant waaye ndëgëm ridée feeñaat na dafay wone ne ba gamètes ya di formé wu lisse ak ridée dañoo tàqaleku lisse féete cib gamète ridée féete cib gamète
ba tax na ñaari riide gamète riide ba ñu dajee mu daal di am benn grain riide. kon loolu mooy la loi de pureté des gamètes te loolu méngoo na ak li ñu gisoon ci chromosome yi ci méiose bi ne ñaari chromosome yi nga xamante ni ñoom ñooy ànd dañuy tàqaliku ca anaphase 1 ba. kon Mendel mu ngi doon gis ay loi fekk moom xamagul luy chromosome waaye dafa méngoo woon ak li nga xamante ne moom la ñuy xami après lu jëm ci chromosome. kon foofu la ñaari loi yooyu sukkandiku, loi de l'homogénéité de la F1 maanaam ñaari race pure soo leen boolee seen njureel léppay niru. su dee benn allèle bi dafa dominant ñoom ñëpp dañuy niroo ci allèle boobu ci parent bi nga xam ne moom moo am allèle dominant. loi de pureté des gamètes ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo niroo dañoo rax waaye seen gamète suy formé wu ñaari allèles yi nga xamante ne ñoo ànd dañuy tàqaliku bu nekk dem ci gamète. loolu mooy may ba ki nga xamante ne moom dafa récessif di mën a feeñaat ci deuxième génération bi. léegi nañu jàll ci dihybridisme. dihybridisme mooy croisement boo xamante ne ni ngay seetlu mooy ñaari caractère. loolu la Mendel def ba léegi ak petit pois yi daal di jël ñaari caractère bi mu njëkkoon jël maanaam forme de la graine daal di ci boole beneen caractère muy couleur de la graine. mu daal di jël ay race pure boo xamante ne dafa lisse ba pare jaune ak boo xam ne dafa verte ba pare ridé. ba mu leen boole première génération li mu am mooy ay graines yoo xamante ne ñoom ñëpp dañoo lisse te jaune. mu daal di ne kon sama première loi bi valable na maanaam homogénéité de la F1. mu daal di ci jëlee ne kon ba léegi lisse mooy allèle dominant ci kaw ridé waaye itam dafa mel ni jaune mooy allèle dominant ci kaw verte. kon génération F1 boobu dafa rax ndaxte ñoom ñëpp dañoo lisse te jaune te dam leen boole woon ak vert ridé. kon allèle vert ak allèle ridé ñoom ñëpp ñoo ngi ci biir ndaxte lisse ak jaune ñoo leen nëbb. mu daal di def nag deuxième croisement diggante ñi nga xam ne dañoo rax maanaam les hybrides de la F1. lii la am ni résultat ay grain yu jaune te lisse, ay grain yu jaune ridé, ay grain yu vert lisse ak ay grain yu vert ridé. moom nag bu mu gisee grain yu vert ridé rek xam na ne kon deuxième loi am valable na confirmé na ndaxte vert ak ridé dañoo nëbbu woon ci biir F1 bi. kon suñu demee ba feeñaat dafa fekk ne ñoom dañoo tàqaliku ak lisse jaune mën a féetale seen bopp ci gamète ba tax na ñaari gamète vert ridé suñu dajee moom moo joxe grain vert ridé ndaxte ñoom ñaar dañoo récessif. suñu àndoon ak jaune ak lisse rek duñu feeñ. waaye fii mu am lu bees loo xamante ne Mendel gis na ko. dafa gis jaune ànd ak ridé gis vert ànd ak lisse
mu daal di jàpp ne kon jaune ak lisse du forcément la ñuy ànd, vert ak ridé tamit du forcément la ñuy ànd. ci la génnee troisième loi bi, maanaam loi de ségrégation indépendante des allèles wala des caractères. maanaam su dee ñeenti allèle la yoo xam ne dañoo bokk ci ñaari caractère, nekkul ne ñi nga xamante ne ñoo bokkoon fi ñu ne ñoom ñoo war a ànd. maanaam jaune ak lisse du forcément ñoom ñoo waroon a ànd ndaxte ñoo bokk fi ñu nekkoon. vert ak ridé tamit du forcément ñoom ñoo war a ànd ndaxte ñoo bokk fi ñu nekkoon. waaye ku nekk mën nga bàyyi sa moroom ànd ak keneen ki nga xamante ne feneen la jóge. niñ ko gisee fii, jaune ak lisse ñoo bokkoon fi ñu nekkoon, waaye ca mujjanteel ba lisse mujjee na bàyyi jaune ànd ak vert. ridé tamit ak vert ñoom ñoo bokkoon fi ñu ne, waaye ca mujjanteel bi ridé mujjee na bàyyi vert daal di ànd ak jaune. kon loolu moom la ñuy wax ségrégation indépendante des caractères wala disjonction indépendante des caractères. loolu moom mooy troisième loi de Mendel. ndaxte jaune ak lisse suñu bàyyantewul woon du ñu mën a ànd ak vert wala ridé. léegi nañu jàll ci importance bi nga xamante ne moom la ñetti loi de Mendel yooyu am, muy ci monohybridisme wala ci dihybridisme. première loi de Mendel muy homogénéité de la F1 moom moo lay may nga mën a justifier ne ñaar ñi nga xamante ne ñoo joxe génération bi ils étaient de race pure, maanaam les parents étaient de race pure. ndaxte ñaar ñoo boole nga am F1 lépp niroo, kon ñaar yooyu ils étaient de race pure. loolu nag di indi ñaari notion homozygote ak hétérozygote. individu su nekkee de race pure dafay homozygote, maanaam allèle bi nga xamante ne mu ngi koy xoolee moom rekk la am, te neewoon nañ allèle yi dañuy ànd ñaar kon ñaar allèle yi ñoo niroo. li nga xamante ne loolu la Mendel doon woowe facteur d'hérédité. loolu moo waral sax ngay am lu ñuy wax interprétation factorielle, maanaam interprétation bu basé wu ci facteuru hérédité yu Mendel. léegi hétérozygote nag moom la ñuy fekk ci hybride yi, maanaam ñaar allèle yi ànd niroowuñu, ñoo bokk caractère waaye niroowuñu. dafa mel ni F1 bi nga xamante ne moom moo liisoon, waaye ci biir ridé ngi foofu, kon ñaari allèle yaa ngi foofu, lisse ak ridé ñoo ngi ànd ak foofu, kon bu boobaa dañ naan c'est hétérozygote. kon moo ngi noonu pour race pure ak hétérozygote ak homozygote. ñi rax ñoom la ñuy woowee les hybrides. léegi deuxième loi de Mendel bi moom moo lay may nga mën a def sa interprétation factorielle, mën a xam ñaata façon de gamètes ngay am. ndaxte loi de la pureté des gamètes moo lay may ne su dee ñaari allèle ñoo ànd, maanaam su dee individu bi dafa hétérozygote, ñaari xeetu gamètes ngay am. dafa mel ni F1 bi nga xamante ne ñoom ñoo liisoon, ñooñu ñaari gamètes lay joxe, gamète boo xam ne lisse a fay nekk ak gamète boo xam ne ridé moo fay nekk ndaxte dafa hétérozygote. waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk de race pure, ñoo xam ne dañoo homozygote, ñoom benn xeetu gamète rek dañuy joxe. ndaxte soo jëlee lisse bi nga xamante ne moom mooy parent bi, kooku allèle lisse kase la am, kon benn xeetu gamète lay joxe, mooy gamète boo xam ne lisse la. parent bi nga xam ne moo doon ridé, allèle ridé kase la am, kon benn xeetu gamète lay joxe,
moom mooy gamète ridé ba tax na ñaari gamètes suñu dajee ndëgam lisse moo dominant dañuy jox benn hybride boo xam ne dafa lisse. Hybride boobu ñaari xeetu gamète lay joxe, lisse ak ridé ba tax na ridé su dajewaatee ak ridé mooy may ci F2 bi ridé daal di feeñaat ndaxte dafa récessif. kon loolu mooy importance su deuxième loi de Mendel bi ak première loi de Mendel bi. kon ñaari loi yooyu mun nga leen jëfandikoo ngir vérifier ndax benn individu dafa homozygote wala dafa hétérozygote. loolu la ñuy wax test Coros. bu boobaa da ngay jël benn homozygote récessif moom la ñuy woowee le testeur. léegi nga jël ki nga xam ne mu nga bëgg a tester boole kooku moom ki ngay tester su dee de race pure rek li ngay am mooy 100% conformément à la première loi de Mendel, loi d'homogénéité, n'est-ce pas, des hybrides de la F1. kon gis nga ñaar loi yooyu nu ñu amee solo. troisième loi de Mendel nag bi nga xamante ne mooy ségrégation indépendante des caractères boobu moom moo lay may nga justifier ne allèles yi dañoo libre maanaam mun nañu séparer wu su dee ñaari caractère nga am wala lu ko ëpp. loolu mooy wane ne allèles yi nga xam ne ñoo bokk caractère dañoo libre mun nañ séparer wu ndaxte suñu libreul doo mën a am ay lu ñuy wax ay phénotype reconstitué comme par exemple niñ ko gisee woon lisse daal di ànd ak vert, jaune daal di ànd ak ridé. kon phénotype reconstitué yooyu ñoom li ñuy firndeel mooy ne dafa am disjonction aléatoire, ségrégation indépendante ci allèles yi nga xamante ne ñoo nekk ci caractères yi ànd. moo ngoog lii dañu mënoon wax ci transmission yi, loi statistique yi, loi de Mendel yi. su beneen yoonee dinañu gis interprétation chromosomique, travaux de Morgani ak établissement d'une carte factorielle bu ñu ko jot bi maye. waaye li nga war a def mooy mokkal bu baax li nga xamante ne moom mooy proportion statistique yi maanaam résultat yi ci F1 ak F2 ci bépp cas bi nga mënta nekk muy monohybridisme avec dominance, sans dominance, avec gène létal, avec codominance, d'hybridisme tamit avec double dominance, avec dominance et codominance ak ñoom seen. su ko defee soo ko mokkalee bu baax saa ñu la joxe exercice nga xool ko di nga xam ci ban cas nga nekk ba xam naka ngay jëfandikoo loi de Mendel yi ngir mën a expliquer def sa interprétation factorielle justifier yenn yi. bu leen fàtte aimer, abonné ba beneen.